asalaamaaleykum jàll leen jàmm ci NSTV Sénégal ñu dikk ak yéen xibaar yi ñeel banlieue Dakar bokk na li gën a fës ci boppu xibaar yi. mbas mi di Covid-19 ñu gën koo xam ci coronavirus mu ngay gën di law fii ci suñu réew Sénégal moo tax mairie ya ca banlieue Dakar taxaw temm ngir jële ko fi. feebar bii di coronavirus am na ab jeexital ci marché yi ndax jaay beeg jënd bi demeetul noonu moo tax jaaykat ya ca marché Thiaroye ñi ngay jànkonteeg jafe-jafe yu métti. meeru Diamaguène Sicap Mbao di wuyoo Coumba Ndoffène Fall mu ngay wéy di yokku kaaraange gi ca gox ba moo tax muy def ay éclairage public ca gox goxaat ya. nees tuut ñu dikk ak yéen ci yaatal yi. comme ni ñu ko waxee woon ci boppu xibaar yi mbas bii di Covid-19 ñu gën koo xam ci coronavirus naam ba mu duggee ci réew mi ak léegi toll ci benn weer ak ay fan lim ba ko am toll ci 200 nit ak lu teg loolu tax na maire ya ca banlieue Dakar taxaw temb ngir jële fi feebar bi ñu dem taataani seeni kàddu ci micro Jojo. La mairie moom a pris des mesures donc je pense que semaine passée jot nañu def li nga xam ne moom mooy la distribution des médicaments. Au poste de santé donc ñuy rappeler aussi di profiter seen télévision pour wax ne ñun aussi xaaruñu rek ba Covid-19 am pour ñu joxe ay garab ñun chaque année dañuy jël ci suñu budget donc benn montant jënd ko ay garab jox ko suñuy poste de santé parce que poste de santé yi population yi fa la ñuy fajoo population yi ñoo dëkk ci koñ yi ñoom ñoo yeewoo ci koñ yi mais ren mu am un contexte particulier contexte bi mooy dafa coïncider ak feebar moo tax ren ñu gën a yokk dañ doon def yokk garab yi mais su jëndaale ay produits détergents ay antiseptiques pour jox ko poste de santé pour mën leen jàppale. benn aspect bi mooy am na lu ñu génne aussi jox ko service d'hygiène pour ñu mën a commencer désinfecter les marchés yoo xam ne qui sont donc dans le périmètre donc de la commune. donc incha allah semaine prochaine am na leen lu ñuy waajaat pour gën a renforcer yooyu toujours ci marché yi. pour doter jox marché yi ay produits outils détergents yoo xam ne nii mën nañ koy utiliser parce que marché ñëpp xam nañ ne lieu la boo xam ne ñëpp dañ fay daje donc loolu mooy action yi ñu def mairie bi aussi su ngeen ñëwee di ngeen gis ne am na dispositif ku fiy dugg am na disposition la yoo war a jël raxas sa loxo vraiment fomm ko door a dugg nga xam ne tey jii menace bi elle est réelle et elle est partout donc occasion aussi moom ci laay profiter pour wax ne ñi ngi préparer jël benn arrêté pour marché yi di arrêté à partir de 4 heures donc léegi laa ci jokkoo ak sous-préfet bi donc jëleguñ arrêté bi ñu ngi koy préparé nii mais occasion la comme da ngeen fi ñëw ñu ngi préparé jël arrêté bi tey à partir de fii ak lundi au plus tard marché yi suñu liggéey ba 4 heures ñu mën a tëj comme ça ñu mën a désinfecter donc jusqu'à nouvel ordre voilà dina ko mën a régler beneen bi mooy ñaax les populations rek par rapport au respect des normes d'hygiène ngeen wax donc ñu bañ a déplacer yu bëri ku amul soxla vraiment boo xam ne bu jàmp la nga toog sa kër fekk am nga soxla aussi bu jàmp nga dem régler ko ñibbiwaat toog sa kër su fekkee loo mënta ñàkk soo génnee tamit distance de sécurité yi li ñuy wax les barrières de protection maanaam distance yeeg sëqët seeg ak mouchoir yëpp vraiment ñu koy jël ak gel yi je pense que loolu dina mën a jàppale nit ñi par rapport ak feebar bi ñëwee immédiatement rek suñu première réflexion moo di nañu teg benn comité d'urgence ñu woo ko xeex corona au niveau de Malika dont je suis le coordonnateur yàlla def na nag ba mu démarré ba léegi vraiment am na ay mesures yu extraordinaires yu ñuy jël parce que ñëpp xam nañ ne Malika tey fu nekk nit mun na fa jaaree pour dugg ci ñu ngi sës ci océan Atlantique bi VDN bu bees baa ngi ne et tout moo tax ñu teel cee jël ay mesures ànd ci nag ak ñi ñu ci war a àndal mooy structure de santé yi fi nekk avec la police service d'hygiène ñu ngi ciy def liggéey extraordinaire et bi ñu xoolee tamit dañ ne tey ndimbal bi ñuy def nañu xool ni ñu ko war a jagleel comme que mënuñ kër gu nekk ñu dugg fa am nañ ko dimbale mais am na ñoo xam ñoo koy gën a soxla mooy les tâches les plus vulnérables ñu détecté ci mooy daara alxuraan yi nga xamante ni tey ñu ngi ci dëkk bi les mini marchés ak fépp foo xam ne ak garage clando yi ci la maire génnee lu mel ni 300 kits lépp loo xamante daal affaire propreté am na ko ku ci nekk ñu dem yóbbul la say kit mooy daara yi garage clando yi hôpital yi aussi jox leen seen i loo
n'est-ce pas jox jàkka yi moment bu fekk jàkka yi tëjaguñ jàkka bu ci nekk jox nañ la sa kit les mini marchés les marchés publics ak police ba ak fépp foo xamante ni nit dafay dajale vraiment loolu moom def nañ dans un premier temps. côté communication aussi ñu ngi confectionné ay banderoles pour communiquer nit ñi ne feebar baa nga fi te le meilleur médicament mooy de rester chez vous nit ñi dañu toog seen i kër loolu def nañ ko graffiteurs yi nga xam ne ñoom dañuy def ay graffiti def ko ci miir yi aussi loolu tamit ñu ngi ciy liggéey côté masque yi aussi ñëpp xam nañ ne Sénégal masque manqué na fi mais yàlla def na ne ñun Malika am nañ benn opportunité boo xamante ni suñuy jeunes yi fi nekk dañuy confectionné ay masques te waxtaan nañ ci ak institut de santé yi fi ne bañ d'accord ci ñun la commune def nañ ci benn commande bi extraordinaire boo xamante ni dañ koy jël di ko distribuer waa santé ak population nga xam ne tey dañ koy. dañuy desandeek mbas mi di coronavirus ba tey ndax mu ngay wéy di am jeexital ci jaay beek jënd yi ndax jaaykat ya ca marché Thiaroye ñu ngay dund ay jafe-jafe yu metti li ko waral mooy gisuñu ku ñu jaay te fu 16h jotee marché bi tëj ñu dem xooli reportage bi ñu leen ci defal. Covid 19 mu ngi wéy di gën di lëmbee di gën di tiital askan bi waaye fii ci banlieue Ndakaaru tamit li ñu mel aw na fi. ba tax na ñëpp a jaaxle rawatina ñi nga xamante ni ñooy jaay ginnaaw bi ñu jëlee yenn mesures yi doxantu nañ nag ba ca marché Thiaroye Gare am fa ñun jënk seen suñu micro. ñun ba yëf yi amee ba tey mënatuñoo jaay kenn gisatuñu benn client da ngay jaay ba wàcc doo gis sax loo am lépp day des ci say loxo daal maanaam waaye nag natt bu fi yàlla wàcc la rek balaa la yàlla na ko yàlla tegg ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. avant lii di am neexoon na lool yëgoon gisoon nañ ci suñu bopp waaye fi ñu toll nii moom dëgg neex yàlla moom neexatul. mënatoo am sax loo yóbbul sa njaboot ba mën leen cee defaral lu ñu dundee metti na torop. lu ñuy dundee feebar bi ak marché bi ni mu jaxasoo nii xanaa rek jël suñu mbir nag yëg ko ci yàlla ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa Mbàkke ndax lii balaa bu yàlla wàcc la rek yàlla man léegi yàlla génn ko fekk jàmm waaye ñun fi nekk nii sonn nañu waaye noo ngi sant yàlla bu baax nag di julli ci yonent bi te xam ne rek lu la dal rek te nga amu wér rek santal yàlla. njaay mi doxatu nu mu daa doxee ndax yow boo jëndee fukki kilo sable ñaari kilo yi ngay jaay mbaa nga jaay kilo ba marché bi daal di rompe tey ko ni marché bi ni mel nii. tëj nañu marché bi goo jënd nañu kilo war koo jaay am ci téeméer jëndee ko ndékki dootoo ko jaay timis jot nit ñi mbambaa ñu kon kiris bi yàlla ko fi sunu borom yàlla jëlee. mu dalee li ñuy koccaatu ci Thiaroye fii dina tot réew mi jëmbeelu kon yàlla na fi gëj ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal. ku wax marché te du mbooloo. te mesure bi ci njëkk nañu moytu mbooloo yi loolu laaj nañ ko waa marché bi ñoom nan lañ def ak mesure yooyu. maanaam par équipe la équipe bu ñëw dugg sa morom équipe dem fii dajaloo amu fi moom Thiaroye moom dajaloo amu fi dañuy def bu groupe demee groupe dikk groupe ba nga taseel nag moom ñi waaye dajaloo amu fi ne yoratul lu dajale. marché bi 16h fii presque kenn du fi nekk 16h presque fii du ñu jaay ngoon gi mais cantine yi ñoo fi ne ak ñun ñi nga xamante ne presque ay 10 personnes lañ yoo xam ne dañ daan toog suñu place di jaay parce que fii bu presque 2h du fi fekkati sax 20 personnes. parce que man chaque jour maa ngi ci sensibilisation damay gis sax daara boo xamante ne day jàngale ma dem au police démb la mujjee barki démb la mujjee boole la parce que ñun ñëpp buñ ci jàppul tamit day law. kon nag mesures yi nit ñaa ngi koy respecté ñoo ngi cey def seen kéem kattan waaye nag beneen wàllu wa joytu nañ ñaxtu nañ sonn gu ñu sonn ba tax na ñëpp rek àndaat jàppalante lii nga xam ne mooy mbas mi jóge fi. dañuy wax leneen lu soxal askan ba dëkk ca commune Diamaguène Sicap Mbao mu di éclairage public ngir yokk kaaraange gi fële ca gox ya loolu tax na maire ba mu ngay wéy di def ay lampe ci mbedd yi ñu dem seetaani reportage bi ñu leen ci defal. Diamaguène Sicap Mbao nekk commune bu nekk fii ci département bu Pikine di gox boo xamante ni jooy na lëndëm gu tar gi nga xamante ne moo fi am ba tax na insécurité di fi régner. loolu nag seenub maire xam na ko ba tëral ab programme boo xamante ne mi ngi jëm ci leeral dëkk bi yëpp. je pense que éclairage bi moom dafa nekk benn programme bu ñu initié woon donc depuis 2015 2014 ñu amoon ambition vraiment éclairer toute la commune donc ñëpp xam nañ ne commune bi dafa xaw a yaatu donc mënuñu vraiment ci benn année wala 2 années. ñu éclairer donc tous les 79 quartiers moo tax donc à chaque fois dañ ko doon def par étape
donc bi ñu réglé côté Sicap bi ak côté ay Fass Mbao ak ay Nasrullah ak yooyu ak Mandela Darou Salam donc temps yi ñu ñëw côté Sam-Sam yi 1 2 3 après war a wàcc ba ay Numadi vraiment pour mën a def un maillage complet donc de la commune donc loolu moo justifié éclairage ba pare mu nekk une demande sociale ñëpp xam nañ ne éclairage dafa nekk lu am solo ci commune parce que dina vraiment gën a taaral commune ba pare dina gën a lutter donc contre la délinquance parce que ñëpp xam nañ ne saay yi aussi bëgguñu fu leer donc moo tax vraiment ñuy def tout mettre ko en œuvre pour mën a leeral koñ yi ak gox bi yëpp pour mën a vraiment décourager ñi nga xam ne ni ñoom ñooy def katu yu bon yi quoi. 79 quartiers nag leeral ko nekkul lu yomb waaye comme programme bi pour gox bi yëpp la am nañ yaakaar pour mu matale ko ndax Diamaguène Sicap Mbao am taar waaye it am sécurité ngir ñi fiy yeewoo. liggéey bi ñuy def nag ñu ànd ci suñu maire monsieur le maire Coumba Ndoffène Fall sant ñu éclairer dëkk bi nga xam dëkk bi gaa commencé woon na ko bu yàgg mais daf ko gën a jëlaat en main ruqaan yi ba lépp ba commune bi yëpp daj parce que boo xool projet bi ni instant bi ni ñu defoon nañ ko chaque année dañ koy def mais ren da cee raw ñu ngi ko commencé Mandela ba côté Pasteur jaar Moussa Paté Sow jaar Fass Mbao Medina Fass yooyu yëpp ñu jaar ko ba Sam-Sam 1 2 3 ba Thiaroye Amdalaay ba Diacksao 2 ba ñu war a dem actuellement ni Abdou Ndiaye jaar nañ Sicap Mbao fépp fu ruqaan am bëgg nañ ko éclairer bu soobee yàlla. boo xoolee ñu kii zone bi am na zone yoo xamante ni amul solaire bi mënu fa dugg yooyu dañ koy gën a itaan fi lu tax solaire aussi mënu fa dugg mooy fu am réseau duñ fa dugal solaire foo xamante ne am na réseau éclairage public duñ fa def ski dañ fay ñëw ñu teg fa suñuy lanterne loolu moo tax mu am yenn zone yoo xamante ne am nañu ko solaire am yow zone yoo xamante ne amuñu solaire loolu moo ko waral ak aussi tamit day am yoon boo xamante ne plateau bi nga xamante ne moom moo koy yor am giri bi loolu moo tax mu kii te dafa amoon nombre boo xamante ne moom la ñu amoon. programme bii nag ci ay lampes solaires lañ ko dooree woon waaye it am ay branchement yoo xamante ne ñu ngi koy jëlee ci réseau Sénélec bi mais loolu it teewul chaque fois ñu nemmeeku yeneen i jafe-jafe. ku ñu gis mu yëg ci poto ñu yaakaar ne agent Sénélec la parfois dañuy gis des fois mu am ruq bu am problème ñu war ñu ko signaler duñ ñu ko signaler dañ koy signaler au Sénélec wala ñu koy kii peut-être les gens ils ont am nañ compétence mais amuñu droit ñu def intervention boobu. léegi képp ku ci am problème boobu wala képp ku ci gis ku yëg di intervenir na nga ñëw ci mairie Diamaguène Sicap Mbao nga yëgal ñu ko ñun ñu ñëw ñu def ci liñ ci war a def wala nga wax ko sa délégué de quartier mu ñëw mu wax ñu ko ñun ñu ñëw def ci liñ ci war a def. comme jooytu bi nag seenub maire indi na ci saafara muy Coumba Ndoffène Fall xanaa rek di wax waa Diamaguène Sicap Mbao ñoom itam ñu def ci seen wàll mooy ñu fexe ba ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox yeeg goxaat yi aaral ko seen bopp ndax kat buñ la fexee ba liggéeyal la loo xamante ne soxla woon nga ko lii gën mooy yow sa bopp nga jéem ko aaral sa bopp ba nga xamante ne dina la mën a servir tey suba ba ëllëg. cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo NSTV Sénégal di leen ñaax ngeen sàmmoonteeg ndigal yi te bàyyi tere yi di leen dig daje fii ak fukki fan ak juróom ci yeneeni xibaar ñeel banlieue Ndakaaru di ñaan yàlla mi fi indi feebar bi yàlla na ko fi jëlee wasalaam.